asalaamaaleykum mbokku internet yi mbokku téléspectateurs yi dal leen ak jàmm seen télévision buy feeñal li na bu ñu ngi fii nag ci kër xalif général des Djinns mu nekk 2 heures passées de 46 minutes ñu ànd ak maire bi nag ak doomam xam naa xamee ngeen leen ci vidéo bi ñëwoon nañ fi fan yële soxna si nag benn jinne moo ko doon sonal yàlla def xalif général des Djinns génnee ko depuis 1 mois mu toog gisatul dara mu ñëw nag tey pour témoigner ci li nga xam ne loolu xalif général des Djinns defal na ko dañ koy nag jox kàddu gi yaayam ba pare mu expliquer su yaayam expliquer ba pare moom tamit mu expliquer li nga xam ne jot na ko dund ak li nga xam ne fii lay dund moom lay dund instant bi ñu toll ni soxna si ñu ngi lay dalal ci TMS TV tur beeg sant bi. waaw Saliou Maimouna Samb laa tudd. Maimouna Samb. waaw d'accord ñu ngi lay dalal ci TMS TV di la laaj nga témoigner un peu li nga xam ne doon nga ko dund ak sa doom. bu njëkk d'abord. asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu. maa ngi sant yàlla di judd ci yonante bi sallallahu taala wa sallam. di ko gërëm. di gërëm Thierno. di doole sant daal alhamdulilah rabbil alamin. ndaxte su sa doom feebaree ngay tañaxu di wër xam ma fu lu ko dal lan la. yàlla tette la ba ci nitam. nga yegg ci ronam. yàlla dimbali la ba loola teggi ko si moom. doo def lu sant yàlla. ñun nag ñoo ngi sant yàlla. di julli ci yonent bi di gërëm Thierno di ko ñaanal yàlla gudd fan gu ànd ak wér. ndax kat amoon naa ak njàqare gu bari ci sama doom. parce que du woon lu ko doon daaneel muy daanu rabaka di say mais xamoon naa ne am na gàllankoor daal. ndax gàllankoor weesuwul sa sëy tas sa njàng nga bàyyi ko mënatoo jàng. mënatoo def benn activité loo dugg du yegg. loo fexe moom daal doo xam daal lan la. daraam du sotti daal daraam lépp bloqué wu. boole ci naqadi deret yeneen affaire yoo xam ne yow mi ko jur dend ak moom yaa koy remarqué. doo ko mën a wax ñëpp mais dangay xam ne lii du lu normal. ah yàlla dimbali ma si loolu ma remarqué ko si moom. di seetaan tamit vidéo Thierno yi tamit di xam di comprendre lu bëree bëri loolu daal la ma yàlla dimbalee ba ma xam ne kii am na lu ne si moom. ah bi ma ñëwee ci Thierno tamit ca saasa loolu daal di feeñ ñun ñëpp ñu xam ne kii la ma doon njort mi ci moom. yàlla dimbali ñu mu defaral ko li mu koy defar. dina ji génn fii tuub ah des ci moom. ñu dellu suñu jàmm jël na ay garabam pendant 1 mois alhamdulilah la mu doon sentir yëpp. effacé wu na. ñu ngi sant yàlla daal di ñaan yàlla ndollent yàlla boole dolli. te guddal fanam moom sëriñ bi yàggal ko fi barkeel ko barkeel njabootam ci barke yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ñun de ñu ngi koy ñaanal yàlla wax dëgg yàlla ndax lu nekk sa njaboot te yow gisoo ko xamoo fu mu ne mënoo koo seppi sànni ah ku la ko génneel tàggale la ak moom doo def lu sant ko. ñoo ngi koy sant nag di ko gërëm di ko ñaanal yàlla ah xam ni loo ko waay jox daal doyul. ndax jinne du lu ndaw de képp ku xeeb jinne dangaa gisul jinne mbaa dajewoo jinne waaw kon nag lu ko waaye ku ko teg ci yow rek mbaa mu teg ko sa njaboot amuloo payam yàlla rek moo am payam. ñu ngi koy sant di ko ñaanal yàlla daal ah di ko gërëm alhamdulilahi rabbil alamin Thierno ñu ngi sant bu baax. jërëjëf. ginnaaw boobu ba léegi mot na 1 mois da nga wax ne moom lépp ma doon bloqué dara du sotti lan nga sentir d'ici 1 mois yooyu. ci biir 1 mois yi li mu doon feebar ak yooyu. bopp bi metti bi sonal ko du julli. du wird. fi mu ne ma ngi yor kurusam sàng ba tey ma ngi toccal. day julli léegi 1 mois nag xam nga gàtt boo xam ni di nga sentir ni wér nga li ne woon ci yow di la metti deñ na. mais nag ñu ngi yaakaar yàlla ci leneen yi. mu ñëw. li ñuy blocage yeeg yooyu yëpp effacé wu ñu teg ci suñu bët ñu ngi ciy am yaakaar bu baax nag. wax dëgg yàlla daawul julli boobu da daan metti toujours fu mu toll te yooyu yëpp wax dëgg yàlla gisatuñ ko dañ na tànk bi commencé woon di neewi di am ay donj ci biir bi ñu fi jógee mu commencé di sangu. donj yooyu dañ na. waaw suuroo bu pare danaan day metti tànk bi day metti mais bu ci kanamee mu bàyyi. bu suuroo sangu mu bàyyi. su suuroo sangu bu ngoonee day mel ni ku liw mel ni ku siburu sangu tëdd. mais dafa am 1 semaine rek mu ne ma yaay seetlu nga ma ne ko lan mu ne ma ni ma daan feebare bu ma sangoo ngoon gi. ma ne ko waaw mun ma gisoo bàyyi na man ko alhamdulilah kon sant yàlla alhamdulilah
loolu daal def nañ ci remarque incha allah. fàttali ñu fi ngeen bàyyee ko. man maa ngi dëkk Nioro. Nioro waaw d'accord Nioro laa nekk waaye moom mi ngi fii Dakar. waaw man Nioro yàgg ma ko sax ay 2 ans rek laa fi am fii laa dëkk Dakar. Kër Massar moom borom kër moo fa am kër ma dem fa. lan ngay wax ñi nga xam ne gëmuñu woon feebaru jinne ak yooyu. non ku ko gëmul rek dangaa amul ku feebar. waaw mais bari na ñoo xam ne ñuy dox ci dëkk ci réew mii ci àdduna. nekk ci yenn jafe-jafe jinne rek la te doo ko xam ndax du loo xam ne ku la gis xam ko te am na ñoo xam ne ñëpp buñ ko gisee duñ ko ñemee wax loolu mooy problème bi. waaw yal na nu yàlla musal daal te tegg ñu jafe-jafe ci àddina ndax jafe-jafe yi ci ëpp yëpp jinne la te xamuñu ñoo ngi sant yàlla nag yàlla mi nga xam ni moo wàccee jinne waaye moo wàcce Thierno. waaw. jërëjëf daf naa wax ji leer la joxal ma ko micro bi comme ça mu wax ñu turam ak santam d'abord li nga wax ñu d'abord li nga xam ne doon na ko dund avant muy ñëw fii. salaamaaleykum wa rahmatullah maa ngi sant yàlla bu baax alhamdulilah di julli si yonent bi di sant sama yaay bu baax a baax a baax ndax xam naa su dul woon moom dina ñaaw nañ koy wax jërëjëf di sant Thierno mi toog ndax sama yaay moom heureux comme je fais que confirmer en fait li muy wax nii yëpp parce que moom aussi Thierno jàppale na ma bu baax a baax a baax ci sama feebar bi dama doon sonn torop mais bi ma ñëwee fii ba tey depuis premier jour bi ma tegee fii sama tànk damay sentir dama oyof sama yaram bi dafa oyof torop bi ma fi jógee tamit même chose vraiment maa ngi koy ñaanal bu baax yàlla yàggal fi taxawaayam may ko wér ak gudd fan bu mu yàgg di jàppale nit ñi mun ma wax ci caméra nag bu njëkk bi nga ne balaa nga fi ñëw yan façon coono nga doon sentir sa yaram. dama doon gént dama doon cauchemar rek laa doon def di gént yu metti sax mais instant yi may sant yàlla bu baax sa bopp da doon metti aussi. ci laa dëkkoon damaa demoon ba tàmm dund ak bopp buy metti. d'accord noonu la doon def par rapport ak say njàng. samay. njàng. jàng laa doon bañ mën naa damay déposer examen sax duma dem. may déposer examen duma dem wala daf ma doon bañ loo jàng daal maanaam. wax nga aussi doñ yi doon nekk sa tànk doñ yi nu mu doon demee nga expliqué ñu. fii la commencé woon di metti après mu commencé nag di wër ci sama tànk bi même tànk bi daf en fait bi moo njëkk ko commencé après bii ñëw mais dañ na sentiruma ci benn mettit wax dëgg yàlla benn mu ngi nii mën naa ko def lu ma neex du def dara. ginnaaw bi nga ñëwee fii ba léegi daal sentirotoo dara sa yaram lu metti oyof naa bopp lu metti wala dara. non maa ngi sant yàlla bu baax géntutoo aussi. déedéet géntu normal. maa ngi sant yàlla bu baax alhamdulilah. gis nañ aussi poids bi nga amoon def naa seetaan nga vidéo bi gis nga ni nga ci tolloon ak léegi pour yow lan moo waral lool. waaw mooy sama yaay mu wax rek ba ma fi jógee ba dem ba tëdd ba yeewu. damaa yeewu ñëpp naa ma dangaa rës man aussi j'ai remarqué ça. ma xam ne rek c'était pas naturel. c'est ça. instant bi déposé waat nga pour jàng wala. non depuis lors nag maa ngi woon sama yaay pour mën a respecter sama garab yi normalement. semaine bii laa ñëw semaine bi la. léegi moom xam naa damay déposé pour liggéey. d'accord ngay wax sa mbokk jigéen ñi nga xam ne ñu ngi dund li nga xam ne yow jot nga ko dund ak li nga xam ne yow jot nga ko gis ci xalif général des Djinns lan ngay wax ñooñu. jinne moom comme ni ma ko sama yaay waxee rek dafa am te moo ngi yàq dëkk bi parce que parfois nit da ngay dëkk ak moom sax muy def ay affaire nga koy jéppi yaakaar ni moom la fekkete du moom jinne bi moo koy def ku si am loolu metti nag wala nga sentir ko xalif bàyyi nii amul keneen ku koy faj man gëm naa loolu nga ñëw fii ak luñ la mënti laaj daf koy jar parce que après santé amul prix ñu li ma waxoon rek ñu koy ñaanal di ko sant di ko gërëm di ñaan yàlla mu bàyyi ñu ko fi ba ci kanam ak kanam incha allah. wax na fi aussi bi mu ñëwee ne bokk na ci lu yàq sa sëy sa diggante ak sa jëkkër daawul neex du ngeen juboo ak yooyu yow lan ngay wax ci loolu. lan nga doon waaw parce que
man bi ma nekkee ci sëy tamit dama doon remarquer que dafa doon am yoo xam ne c'était pas naturel. sama xol da doon tàng. te duma def dara. wax dëgg yàlla même bu dul moom sax sama xol da doon tàng damay jékki-jékki sama xol tàng te kenn du ma def dara. wala mu jékki-jékki rek di mer. wala mu meri nit te kenn du ma def dara. après affaire yooyu da ngay xam ni c'est pas naturel quoi yow am na lu nekk ci yow. mais instant yi pour ma mer sax problème la. wallaay azim. ci seen biir famille am na lu li la daloon ni am na kenn ku mu dal ci biir famille bi ngeen am yaakaar ni ku mel noonu am na lu ko dal ci famille bi. ah seetlu ma ko de. mais dañu dégg léegi ci sa biir wax nga waxu examen mais ñi nga xam ni par exemple fa nga doon déposer examen te yow doo dem ñoom lan moo doon nekk seen réaction par rapport boo bañee ñëw def ci examen. ñu ma wax dara. ñu ma wax dara. du ñu la wax ni am na lu la dugg wala am na loo xam ni. non ñoom xamuñu ci dara duñu ma gisaat sax. mais yow nan nga xamee ni par exemple am na lu la dugg nan nga ko doon xamee. parce que réaction yi ngay am du normal koo xam ne da ngay sa xol day tàng te kenn du la def dara. en plus sama yaay dañ ko doon wax kii dafa am ay rab et tout donc ma gëm loolu en fait parce que nit koo xam ne da ngay mer te kenn du la tooñ nga nekk ak nit mu nekk sa jëkkër mënoo toog ngay toog mënoo ko gis mënoo ko supporter loolu c'est pas normal en fait c'est pas logique. yow avant ngay ñëw fii daan nga seetaan vidéo sëriñ bi. déedéet sama yaay moomu ko woon. mais premier jour bu ma ko seetaanee. bi la ko sa yaay wone lan moo nekkoon sa réaction par rapport ak. ñëw faju si fi gëmmoon yooyu man gëmma ko woon man am ki ma dëkkaloon HLM Grand Yoff su ma ko gisul woon yi muy def du ma mës a gëm affaire ay rab yi parce que moom daf ko doon dal mais après ba ma ñëwee ma demee seeti sama yaay mu tegal ma vidéo yi ma koy seetaan toute la journée bañ ne heure añ ma ne sama yaay ne ma kaay añ. dama jug mel ni dañoo damm sama ndigg bi mënutuma bouger sama bopp bi di bëgg a xar man sama yaay man. ci vidéo yi waaw sama yaay mënuma man kon boo doon seetaan vidéo yi dafa am lu mu lay def yow. sama bopp bi day bëgg a xar. après nga continuer di ko seetaan. waaw ma continuer di ko seetaan parce que boobu maa ngi woon ak sama yaay dama doon am fit mais su ma xasee ba ñibbisi pare naa si. du ma ko laal fenn damay sonn. kon vidéo yi boo koy seetaan dana am lu mu la daan def. bu baax sax. ok te dama doon gént rek su ma ko seetaanee damay sonn. ok mais après bi nga ñëwee fii bay dund affaire bi réalité en direct. di ko dund lan moo nekkoon sa réaction. j'étais pas surprise de. nga ñëw fekk nit ñi fii ñii di daanu xam nga. sëriñ bi di faj ànd ak aal loolu lan moo doon nekk sa réaction quoi lan nga doon wax sa biir xel. non par rapport ak sëriñ bi moom c'était impressionnant parce que man mosuma ko gis en fait mais réaction jinne yeeg yooyu man loolu j'étais pas surprise parce que gis naa ko dund naa ko ak nit en fait loolu moo tax mais par rapport ak faj yi moom mosuma ko gis parce que kuy tëye sa jinne wax la ne la génnal nga génn mu garder la on a beau dire ce qu'on veut mais loolu moom fii rek lañ ko gis. honnêtement mais léeg-léeg ak yàgg sa yaay du ngeen toog di poser wu ay question naan waaw mais sëriñ bi lu tax muy filmer di faj di filmer ñëpp di ko seetaan dans le monde entier loolu question la de. du ngeen toog di poser wu question boobu. comme sama yaay lu mu wax rek su filmé wul woon kenn du ko gëm. su filmé wul woon tey duñ fi ñëw ñii ak ñii duñ fi keneen ak keneen du fi ñëw. loolu moo tax mu filmé. aussi de passage maa ngi jéggalu vidéo bi su fekkee wax na nit lu ko metti maa ngi si jéggalu bu baax a baax a baax a baax du man et su fekkoon man la aussi duma toog fii di ko wax voilà su fekkee am na si nit lu ko metti maa ngi si jéggalu bu baax a baax. alors intellectuel bu toll ni yow nga faral di ñëw fii ci kër gi xam kër gi maintenant li nga jot a dund fii yëpp ak bi ngay ñëw ak léegi changement bi am ba sëriñ bi dem ba faj la lan ngay jox suggestion lan nga mën a wax ñu ci kër gi lan nga ñu ci mën a wax bu fekkee ni yow am nga benn suggestion loo xam ne bëggoon nga ñu améliorer ko ci liggéey bi wala bëggoon nga ko wax sëriñ bi. Thierno daal nu mu def noonu la rek. macha allah sa kàddu gi mujj lan la ci sëriñ bi. waaw ginnaaw bi ngay seetaan ay vidéo am nga gis muy def ay kiraama nit ñi di jóge fu ne di ñëw
àdduna chaque ngoon nit ñi dootuñ seetaan télé ñëpp ñu ngi seetaan TMS TV di bàyyi sëriñ bi xel nit ñi di yéemu bés bu ne loolu lan nga ñu ci mën a wax sa kàddu gu mujj. waa sëriñ bi moom yàlla moo ko fi fal. moo ko fi teg. ñu ko ci sant bu baax a baax a baax parce que xëy na bu fi amul woon mu ñaaw. kon maa ngi koy ñaanal si barki Maulana Cheikh Ibrahima Niass mi ñu bokk. yàlla na nekk si jàmm yàlla na ko jàmm ju bëri sonal kay. yàlla na gudd fan yàlla na ànd ak wér yàgg fit lool. ba dimbali ñu si jinne yi daal ñu dem rek. macha allah amiin jërëjëf kon Saliou ñu delloo la kàddu gi. macha allah Moustapha def naa ni leer na dañuy jox sëriñ bi rek kàddu gi comme ça mu leeral balaa ñuy tëj témoignage bi. pour te dire Saliou bu xëyaan ba naan kaas benn sachet café añ bu jotee ñetti kuddu lay lekk ba ëllëgati. daaw doon xiif lekk daaw ko def. mais bi ñu jógee fii day lekk maa ngi xanaa doo risi ay yow mbaa doo toj mais ba tey poids bi sax yokkuwul comme par rapport ak ni mu daan yokkoo bi mu daawul lekk. jinne baaxul jinne yal nañ ci yàlla musal. di ko doon téye du xiif daawul lekk. da daan tëju ci néegam ñaari fan ñetti fan wax naa ko fii keroog. du lekk mais bu ñëwee ci sunu kër sax bu ñu xëyee ndékki mu yëngal kafe naan ba ëllëg ba midi mu def ñetti kudd 2 heures bu ñuy añ ñaari kudd jóg na ba ëllëgati. nii la nekkee woon ma xam ne rek lii yaa quelque chose. waaye yal na yàlla yokk barke bi daal incha allah. macha allah waaw kon ñu jox xalif bi mu leeral balaa ñuy tëj témoignage bi. waaw macha allah auzu billahi mina shaytaani rajim wala xawla wala quwwata illa billahi azim gannaaw ba ñu sante yàlla ñu ngi julli ci yonente bi sallallahu alayhi wa sallam ñu ngi nuyu suñu gan ñi tedd ñi macha allah di nuyu journaliste yi Saliou Samb Moustapha Yatma Alseni Pape macha allah di sant yàlla bu baax di julli ci yonente bi di gërëm ñëpp ñi nga xamante ne ñoo ngi ñuy seetaan ci TMS TV macha allah di kontaan bu baax di rafetlu seen kàddu defe naa ne macha allah Saliou soxna si lu mu expliqué leer na yaayam wax na moom it wax na defe naa ne gis nañ vidéo am gis ngeen jinne mën na dugg nit ki nekk ak yow te doo xam ne jinne ngi yow jinne dafa garaaw dafa am jinne yu doy waar yi nga xamante ne mun nañ ànd ak yow te doo xam ne sax am nga jinne di tàngal sa xol ngay mer di énervé loo dugg ñu yàqu loo yaakaar ñu tas di la indil ay jafe-jafe te doo xam ne yow am nga jinne buñ ne am nga jinne nga ne leen noonu aw ma jinne te fekk ne yaa ëpp nit ñi ay jinne bëri na ñi nga xamante ne ñoo ngi fees dell ay jinne te xamuñu yor nañ jinne parce que parfois jinne yi sax dañ lay réeral ba yow pour nga bañ a xam ne sax ñoom ñoo ngi ànd ak yow ñaata nit laa fi jàpp seen jinne yi wax ne ñoom xamuñu sax am nañ jinne bari na am na ñi nga xamante ne am nañ jinne waaye seen jinne yi dañuy làqatu ba yow doo xam ne am nga jinne gis ngeen soxna si dafa amoon borom kër jinne bi fexe na ba tàqali ko ak borom këram dafa doon jàng macha allah jinne bi fexe na ba yàqal ko njàngam dafa daan déposer examen du dem boo xam nga boo ñëwul examen gars yi duñ la lijjanti yàqal la dégg nga yaayam lu mu wax nii dafa daan xëy bu naanee café bu añ jotee ñetti kuddu ceeb wala ñaar lay lekk ba ëllëg si xam nga nit simple mënul loolu ba pare mu am yaram mu néewi boo leen xoolee ci vidéo jinne boobu ak bi ute na dafa néewi xam nga jinne moo mun loolu maanaam mën na la topp dugg la tere la lekk tere la naan te du la def dara parce que moo nekk sa biir yaram muy dund ci yow gis ngeen muy daw ci tànk yi di def ay tupp yu ñuul di mettil tànk yi mais gis nga ba mu ñëwee fii macha allah ba ñu jàkkaarloog jinne bi gis nga kerew li ñu def dañoo waxtaan ak jinne bi macha allah génnee ko ci ndaw si mu am jàmm gis nga ba mu delloo ci kër gi dafa tane am jàmm macha allah ma jox leen garab ne leen dem leen dans 1 mois macha allah tooke yi mu bàyyi woon ci yaram bi nag loolu moom la doon sangu ba mu amee 1 semaine tooke yooyu yëpp dañ yaram bi set wi parce que ñoom bu ñu la duggee aussi dafa am yu ñuy bàyyi sa yaram loolu moo waral may jox nit ki garab muy utiliser bu ko defee lépp lu mu bàyyi woon ci yaram bi rek day deñ macha allah moo waral fu mu nekk nii mu ngi ci jàmm vraiment tey mu ànd ak yaayam ñëw def témoignage bu rafet bi lii dafa am solo film bi lii day yee nit ñi moom déjà gëmul woon yii quoi parce que yi tamit franchement parler c'est la première fois ci histoire Sénégal ngeen di gis nit bu taxaw sëriñ bu taxaw
di faj ay jinne di wax ak ay jinne loolu nit ñi xamuñu woon loolu dañ daan dégg ay jinne rek ñii ne jinne yaa ngi ci àll ba jinne yaa ngi ci garab gu yeeg nangam mais jinne di dund ak nit loolu histoire boobu noonu man maa ko fi indi man maa yee nit ñi ci loolu ba pare di wax ak jinne yi nit ñi maanaam am na ñu bëri léegi yeewu nañ ci ñii yeewooguñu ci parce que xamaguñu loolu musuñu ko xam ndax depuis suñu jamonoy maam yi lii musuñu ko gis boo waxee ñu ne la jinne yi ci àll ba lañ nekk jinne yi guddi la ñuy dox fekk ne jinne yaa ngi dund ak biir nit ñi fekk ne jinne yaa ngi suñu biir waaye nit ñi munuñu xam loolu ba ma teewee nag man Thierno ci laa feeñal loolu ndekete jinne yi ñoo ngi dund ak doomu aadama yi saa su ne kër goo dëkk am na jinne yu fa dëkk moo xam mu nekk jinne yu baax moo xam mu nekk jinne yu doy waar di ruube kër gi da ngay gis ay kër tout le temps day am ay problème ay jafe-jafe da ngay teg dara mu réer ñu yaakaar ne nit moo ko sàcc fekk ne nit sàcc ko jinne ñëw jël ko jafe-jafe yi bëri na ci kër gi mais Thierno Moule Sow ba mu ñëwee macha allah ubbi téléem site internet am macha allah lépp lu may liggéey ma koy filmer doomu aadama yi ñoo ngi ci yeewu partout dans le monde muy Europe bi muy Golfe bi muy États-Unis muy partout dans le monde nit ñi léegi yeewu nañ bu baax da nga daan nekk ak sa doom bu defee ay affaire nga ne kii dafa réew wala nga nekk ak sa jabar bu defee ay affaire nga ne kii dafa réew wala boo nekk ak sa borom kër bu defee ay affaire nga ne kii dafa baaxul wala mag bu réew la nangam fekk ne du loolu dafa am jinne yu ko dugg di ko manipuler yow munoo gis jinne bi parfois jinne bi day wax ci làmmiñam di wax ak yow mun na la dépasser wala mu wax la lu la métti yow doo ko xam da nga naan nit ki la fekk nu du nit ki léegi nag loolu yëpp macha allah nit ñi yeewu nañ ci tout le temps maa ngi wane di faj di wane ak yooyu day pour dañuy jàngal nit ñi tamit pour ñu xam defuñu ko pour xaawi sutura kenn waaye dañuy def pour yee nit ñi parce que macha allah lii combat la bi nga xamante ne incha allah ñoo ngi koy combattre ci jinne yi pour yee askan bi pour dimbali askan bi parce que nit ñi dañoo sonn tey jinne yi dañoo bëri suñu biir macha allah di ruube di jaxase di yàq tey kër yi bëri entreprise yi bëri maanaam lii moo ko yàq waaye mënoo ko xam da ngay gis ay nit yi sëy bëggante jékki-jékki seen diggante yàqu fekk jinne la wala nga gis nit ki ëmb ñu yàq ëmb bi wala nit ki di liggéey di am ñu yàq ko wala nga takk am na ñi nga xamante ne da ngay takk jigéen ji nga xamante ne dafa am jinne bu soxor nga takk ko rek jinne bi daal di faat la nga dee da ngay gis ne da ngay gis ñu ne kii kat ndeysaan yàggul ba mu takkee kii waaye dafa def soog dee fekk ne jinne bu soxor la moom moo dugg ndaw si yow nga ñëw gis ndaw si takk ko rek nga jinne bi rey la loolu bëri na chaque jour jigéen woo ma fi soxna woo ma ne ma man kat macha allah am naa ñeenti borom kër ñëpp dañoo gaañu wala suma copain bi ma doon bëgganteel gaañu na nanga fekk ne jinne bi mooy def loolu dana am ci góor ñi dana am ci jigéen ñi mais ba ma ñëwee man macha allah damaa dugg ci biir kër yi génne jinne yi di leen waxloo di leen jëfaruloo ak dëmm yi nit ñi di ci yeewu ba macha allah adduna bi yëpp léegi yeewu nañ à travers TMS TV moo tax ci nga site bi ñi ñaa ngi koy suivre bu baax ñi ñaa ngi abonné bu baax a baax di yee nit ñi li tamit macha allah fii école la dañuy faj université la hôpital la clinique la maanaam dañuy faj ba pare di yeete macha allah gis ngeen kii tey toog na ak yaayam ute na ak kerew ba mu ñëwee fii Saliou di def ay affaire jinne bi di expliquer di ruube mais tey gis nga correct na tey pour mu wax ci caméra bi sax dafa rus nee na ñemewul caméra yi mais kerew ba mu ñëwee fii macha allah du nit lañ doon waxal jinne lañ doon waxal mais tey nit ki simple la dafa ñëw am kersa pour mu wax sax ci caméra yi dafay am kersa ba yaayam ne ko macha allah gannaaw tane nga kay léegi defal témoignage moo tax mu def kon xam ngeen ne macha allah liggéey bi amul dara li nga xamante ne tricase wala li ñuy tirse la maanaam lépp naturel la yaayam moo nekk nii macha allah gis ngeen ko soxna si boo xoolee vidéo bu njëkk bi jinne bi daf ko ëff mu néewi gis nga tey maanaam yaramam normal moo ñëw kon nag lii damay sant suñu borom bu baax di julli ci yonente bi salaa salaam di sant équipe bi may liggéeyal yépp lii nag macha allah dañuy yeete rek di faj nit ñi di jàppale ñi di leen yee di kontaan bu baax Saliou defe naa ne lii lu leer nañ la sant suñu borom rek keroog yaayam ba mu ñëwee fii jaaxle woon na macha allah ndax defe naa ne vidéo yi dafa am solo vidéo yi dafa ànd ak baatin xam nga seetaan vidéo kese yëngatu seetaan vidéo kese li nekk ci yow génn xam nga loolu du vidéo simple loolu vidéo boobu dafa am baatin du vidéo caaxaan am na ñi nga xamante ne dañ may woo ñu ne ma Thierno ba ma dalee seetaan sa vidéo sama lépp dafa dëgëroon ba ma dalee seetaan sa vidéo damaa ubbeeku parce que bu dee da nga yor jinne yor rab bu bon di seetaan vidéo yi jinne bi daal di daw dem jinne bi la kalewoon la nga seetaan vidéo yi rek jinne bi daw jinne bi teewun sa wërsëg
macha allah sa wërsëg day ubbee kon nag dee leen connecté di seetaan vidéo yi mënoo ci seetaan nga am ci jafe-jafe à travers da lay dimbali parce que bu dee dafa am jinne yu bon yi nekk ci yow day daw day maanaam jinne yi ñemewuñu maanaam yàlla dafa def ci man baatin def ci man li nga xamante ne jinne yi ñemewuñu ma macha allah vraiment kontaan naa bu baax a baax Saliou lii moom defe naa ne sedd xol la de sant yàlla rek saa su ne ñi ñaa ngi ñëw di def témoignage ak macha allah. Machallah, donc vous l'avez compris, le khalife général des djinns vient d'expliquer la situation. Vous voyez donc cette demoiselle accompagnée par sa maman était là juste pour faire un témoignage. Donc depuis qu'elle a été soignée par le khalife général des djinns, vous savez, elle était possédée par un djinn qui l'empêchait de vivre tranquillement, qui a même gâté son mariage, qui l'empêchait d'apprendre correctement et qui donc l'a poussée, qui l'incitait à toujours avoir des maux de tête. Maintenant, elle a été soignée depuis un mois, du moins, elle ne ressent plus rien et elle vit tranquillement. Donc c'est pourquoi elle était venue tout simplement pour témoigner et remercier le khalife général des djinns, le bourreau des dômes, pour ce qu'il a fait pour elle. Ladies and gents, dear followers of TMS TV, you heard what the khalife general of the jinns has just said, and then you heard also what this very lady who is accompanied by her mother has said. She was here just to witness about what she was living. You know, she was just possessed by a jinn who was just destroying her life, preventing her from learning nicely and giving her headaches every time. So now she has been healed by the Khalif General of the Jinn and she's feeling better for some like 1 month now. She's no longer feeling pain, she's only feeling better and living nicely. That's why she came today so as to witness about the job of the Khalif General of the Jinns and to thank him a lot. So that's what is happening here on TMS TV, your favorite channel, the channel which is showing every time what is hidden. We are here in Cambérène, you know, near the VDN3 and face to the football ground on Jamono. Kon nag lii lañ leen andiloon dégg ngeen li xale bi jigéen bi wax dégg ngeen li yaayam wax dégg ngeen li xalif général di Jinn wax def naa ne leer na donc ñu ngi leen di jox dig daje ci beneen jotaay xibaar TMS TV ca kaw ca kanam ci lu baax.